seen tur ak seen sant vraiment di kontaan trop ci ambulance bi ñu indi vraiment nekk na ambulance boo xam ne nii ambulance bu mucc ayib la en même temps maanaam li naan ambulance médicalisée moom la am na ci matériel yu bëri yoo xam ne nii moom la àndal te bu ñuy évacuer malade en même temps tamit dañ koy soxla vraiment moom gis nañ ne matériel yu bëri mi ngi ci matériel yi nga xam ne war naa nekk ci ambulance médicalisée mi ngi ci vraiment moom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm fi mu nekk nii moom mën nañoo wax ne fekkoon dañuy évacuer benn malade am na fii ba ñuy egg Touba wala Mbacké lépp lu mu soxla ci biir incha allah moom dana ci am na ci yu bëri yoo xam ne manqué woon na fi mu nekk nii moom bu ñu amee ay malades yoo xam ne dañ leen war a référé danañ ko utiliser boo xam ne daal dana am njëriñ pour population bi yi ngeen gis yëpp ci biir ay matériel de donation yoo xam ne dañ koy utiliser ay matériel de réanimation mi ngi fi ay waaw matériel de secours mi ngi fi ay gants gi yëpp a ngi fi aspirateur a ngi fi am na tamit appareil oxygène mi ngi ci boo xam ne nii fekkee dafa am détresse expiratoire yooyu yëpp dañ koy utiliser ay minerve yoo xam ne ni yenn accidenté yi bu ñu ko amee am na système boo xam ne ni moom la leen ramasser yii yëpp mi ngi ci wala koo xam ne kii tànkam dafa damm duñ ko jël rek ñëw jël ko noonu rek sans am ay moyens yoo xam ne moom lañ koy utiliser yooyu yëpp moom moo nekk fii bu ci nekk ak la muy jëriñ daal am na ci yu bëri yoo xam ne sax xam naa du leen ko mën a expliquer mais vraiment daal li ci nekk lépp daal kenn mënu koo kii vraiment moom matériel yi ci war a nekk yëpp mi ngi ci moom vraiment moom matériel yu complet on remercie vraiment l'équipe qui a amené l'ambulance. C'est une ambulance médicalisée vraiment qui est complète. Oui, on avait aussi besoin d'autres matériels qu'on va lister sur une liste et on va donner la liste au maire.
vraiment c'est une ambulance médicalisée qui est très complète. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew mépp ci turu chef du village Abdoulaye Makhtar Lo leen jot li ay cantam ak ngërëmam ak kontaanteem ci lii nga xamante ne bi moo fi am muy ambulance bi waa daayira Bologna indi ko fi teg ko ci loxo Sëñ Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko mu teg ko ci loxo monsieur le maire mu indi ko fii ci poste de santé bi Serigne Abdoulaye Makhtar Lo nee na mu ngi ciy am mbégte mi ngi ciy am kontaante. yéen ñi nga xamante ne bi yéen am initiative bii ba toppatoo ko ba mu egg si fii suñu borom jox leen kattan ak doole ak wér-gi-yaram goo xamante ne gii da ngeen mën a saytu yeneen mbir yoo xamante ne yii lépp njariñul askan wi lay doon ndax chef du village askan wee ko ñor ginnaaw bu mu tënkoo ci ginnaaw Sëñ Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma ci ndigalam lay dox ci ndigalam lay wéy kon mi ngi sant di gërëm di ñaan suñu borom defal leen ndam ak xéewal ak jàmm ak sutura wasalaamaaleykum wa rahmatullah. noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha Mbacké imam mu yëkkati kàdduy cant jëmale ko ci mboolem mbokk yi nga xam ne bokk nañ ak ñoom jotaay bi waaye mu di ci jiital Serigne Abdourahmane Mbacké di ñaan suñu borom dolli ko kàttan mu yàgg fi lool tam ànd ak wér muy rafetlu bu baax jotaay bi ak li nga xam ne ay bokk andi nañ ko fii jëlee ko bitim réew andil ko Serigne bi bi mu ñëwee Serigne bi ni nañ ko andil fii ci dëkkam bi ci Taïf waaye mu jaarale ko ci loxo yi monsieur le maire ak mboolem mbokk yi nga xam ne jàpp nañ ci ba mu yegg si ci Serigne bi wax ni moom mu ngi koy rafetlu bu baax a baax di wax ni am na ci mbégte lool ndax lu mu mën a doon wér-gi-yaram moo ca jiitu nee na képp koo xam ne yaa ngi taxaw nag ngir askan wi am wér-gi-yaram yaa ngi liggéeyal suñ borom tuyaaba jooju kenn mënta xam nu mu toll mu wax ni mu ngi ñaanal bokk yi nga xam ne ñoom ñoo ko indi suñ borom dolli leen kàttan suñ borom defal leen tawféex bañ mën a indi yeneen yu bari yoo xam ni dina jariñ askan wi waaye nee naa tam mu ngi jaajëfal monsieur le maire bu baax a baax ci taxawaay bi mu am ci jàppale bokk yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon lijjanti ba yëf yéeg si waaye nee na mu ngi wax itam waa dëkk bi ñu farlu ci fonk ko xam ni seen yëf la xam ni ñoo koy jariñoo lépp loo xam ni lu koy dooleel la wala lu koy jëmale kanam ñu nekk ca muy suba muy ngoon waaye nee na lii tam ab joxañ la ci mbooleem koo xam ne ne nga ci dëkk bi wala nga dëkk ci gox bi te ne bitim réew xam ni foo nekk war ngaa mën a liggéey luy jariñ saw askan foo nekk war ngaa mën a yëkkati loo xam ni bu demee ca sa dëkk ba nga bàyyi ko ñëpp dinañ xam ni fa nga nekkat yaa nga fa di liggéey waaye sam xel ma nga ca sa dëkk nee na lii daal lu am solo la mu ngi ñaan suñ borom defal ñu tawféex suñ borom defal ñu ay xéewal ak kàttan goo xam ni lépp luy lu baax doomu aadama yéene ko rawatina ci dëkk bi suñ borom defal leen ci lu kawe njortu wasalaamualeykum wa rahmatullah. bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi ziare mbokk yi fi teew yëpp di jaarale ziar yi ci Serigne Abdourahmane di rafetlu itam taxawaayam ci liggéey bi di jaajëfal itam sëñ Medoune Diop ñi teew ak sëñ Abdourahmane Dia sëñ Abdou Khadir ak sëñ bi Fall ak ñëpp ñi fi teew te man mat naa seede ci ñoom ndax fekk naa leen ba tey Bologna ci seen liggéey ak seen àndin wu rafet ngir yàlla ak diine ba boo demee foofu daanaka doo xàmmee kenn ak kenn ndax guñ boole seen bopp def ko muy benn loolu yi moo tax ñu man lii ñu man loolu moom ñu ngi leen ciy sant bu baax te di leen ci jaajëfal ci liggéey yi nga xam ne moo jiitu yi te ñi teew xamuñu ko sax man mën naa ko seede ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Moustapha Fall moo sàkk woon ma teew fi ci jotaay bi ndax bi yëf yi tàmbalee ba léegi dara umpuñu ci fu mu toll bi ñuy am yéene ji ba biñ ciy jot biñ koy toppatoo di ko dugal yëpp ñu ngi jokkoo ñu def ci yitte ju kawe ba ni ñu ko dugalee mu ñëw jébbal ko sëñ Abdourahmane lu ci nekk dara ump ma ci sëñ Abdourahmane jox maire ndigal ci bépp këyit boo xam ne dañ ko war a toppatoo ci administration bi nañ ko toppatoo balaa oto bi ñëw
bi oto bi wàcc xëy na mois de octobre la waroon a ñëw dafa am ay retard waaye bi oto bi di ñëw fekk na kayit yi ko war a génne yëpp agsi na kon nag ñi ngi leen di sant ci turu sëriñ bi ci turu waa Taïf di leen wax ne sant nañ leen gërëm nañ leen di sàkku rek lépp loo xam ne taxawaay la bu mën a nekk mu jëm ci wàllu santé wala éducation dëkk bi yëpp ñu ngi ciy tàllal loxo ci loolu ñu ngi ciy tàllal loxo ci loolu loolu itam di ci soññ suñu bopp di ci soññ waa dëkk bi yëpp ñu xam ne santé ak éducation moom du lu ñu war a bàyyee sëñ bi du lu ñu war a bàyyee maire du lu ñu war a bàyyee état ndax ñun ñoo fi ñëw di faju si ak suñu njaboot ñun tam ak suñuy doom ñoo ne ci école bi di jàng kon nag dañoo war a xam ne ñun ñëpp kenn ku ne am na lu ko ci war mu bay ci waaram kéemtalaay kattanam ñu ngi ziare ñëpp tey sant di ziare itam Serigne Moustapha mi teew ci jotaay bi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di ko jaajëfal bu baax itam ci taxawaayam salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mbooloo mi kenn ku ne ñoo ngi lay nuyu sa tur ak sa sant man nag maa ngi tudd Bara Lam di wax ci turu comité de santé bi ànd kook sama naataango Sëñ Mbacke Niang comité de santé nag du dara lu dul kuréel goo xam ne population bi moo leen fi teg pour ñu gunge docteur bi ci liggéey bi loolu mooy rôle comité de santé ci bu garab di manqué ku bëgg a faju na nga faju loolu lañu fi askan wi tege yu jàppale docteur ci liggéey bi ginnaaw loolu nag dañuy sant bu baax kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu murit basé ca tugal dajale jaaro bu rafet bii indil ko Taïf ndax ñëpp xam nañ ne bitim réew xat na xat goo xam ni ne lu fa waay def rek Pastef la kon nag ñoo ngi leen ciy sant ci turu Taïf lii ngeen xam ne da ngeen a dajale seenu ñaq comme ni ngeen ko waxee daan def màggaluk Serigne Cheikh ñaari at yi nag mbas mi fi jaar tax ba defu leen ko ngeen dajale seenu ñaq ak seen wërsëg jënde ko ambulance bi seen xel daj ci Taïf ngeen darajaale ko Serigne Abdourahmane kon ñoo ngi leen sant bu baax ci loolu loolu nag day wane na vous avez bien compris la citation de John F. Kennedy qui disait que don't ask what your country can do for you but ask what you can do for your country mu ne doomu aadama bi warta xalaat toog rek naan lu sama dëkk lan la ma war a defal toujours dafa war di xalaat lan laa war a defal sama dëkk kon gàcce ngalaama yéen ñii bi ngeen xamee loolu ba nekk bitim réew dajale seen yu ñàkk def ko ci lii ñoo ngi leen sant baax ci turu sëriñ bi di sant ci turu askan wi nga xam ne moo tax ñu taxaw fii di wax ndax sëñ bi moom bu taalibe yi amee jàmm rek sëñ bi am jàmm bu taalibe yi amee santé rek sëñ bi am santé kon ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax ci lii ngeen def di remercier tamit monsieur le maire ci taxawaay bi ko sëñ bi waxoon mu taxaw ànd ko yéen ba li ngeen ba mën a firndeel ne li ngeen dajale woon kat ak seen i nawle ak seen naataango egg si na Taïf kon ñoo ngi leen sant bu baax a baax di leen wax ne nag gën nañ leen a ubbil suñuy loxo ndax Taïf yeyoo na lu ne yeyoo na lu rafet lu ne lépp loo xam ne daal santé ci lay dox ñoo ngi leen ciy tàllal loxo ñun ak ICP bi ak monsieur le maire ak population Taïf bépp jërë ngeen jëf. ñun waa Taïf ab dongaa ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu waa Touba Bologna suñu jawriñ daayira Cheikh Ibrahima Diène ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mi nga xam ni kenn la ci dëkk bi di leen wax asalaamaaleykum am itam tuuti kersa ci bu ñu dee sant ci lii noonu lañ ko mën a waxee am itam mbégte ci yagsi gi jëmm ji yagsi ki nga xam ni ci moom lay xalaat bi jaare ab sénégalais la boo xam ni Daaru Musti lay siyaare tudd Ibrahima Gueye ñu koy wax Ibrahima Gueye Baye Niass baayam tudde ko sëñ Ibrahima Niass bu Kaolack muy taalibeb sëñ Abdou Khoudous bu Daaru Musti def na carrière ci ambulance yi 30 ans ci moom la lii jaare kere ba mu ko waxee ñu dugal ko ci groupe bi mu nañ fexe ambulance yóbbu ko Taïf dama ne ko giñ naa ko Cheikh Issa Diène suñ soxla woon train ak i raayam mën nañ koo yóbbu Taïf ndox nan bëgg ak suñ pas-pas rek waaye sëñ bay yeggale te la ma waxan ba tey ji duma ci jóg suñu bëggan lu ëpp lit mën nañ koo indi moo tax bi mu amee gàllankoor itam ma rafetoon njort ni dina ñëw li ma ci yéem nag bi mu ñëwee
wóor na ma ni sëñ Abdourahmane am ambulance bu toll nii tawu ko waaye pas-pasu donga yeeg seenu tële ak bëgg gi mu ko bëgg ba tax mu wàcc ñëw ubbil ko boppam xoolal ko loola man moo ma yóbbu fu sori te xam ni lañ daan jëfal mag ña ba léegi ku ko sàkku am ko sëñ Modou Bousso Dieng laa ko waxan ca Ravena ni ko sëñ Fallou day mag ña tase moom bu ñu gañee ci moom dañoo gën a gore ëpp nu fulla waaye lu mënal la mag ña rek mënal nga nu ko mun ma waxaat ko mun ma sikkuwul kon nun ñii li ñuy sàkku ña ko fi bàyyi woon 1+1 moom day dolli ko rek waaye du wàññi ko kilifa yi li ñu fi bàyyi woon lépp daa dolli ko kon bu nu ko sàkkoo amuñu rek ci ñun la kon nan ko sàkku lu nu bëgg mën nan koo am nanu bëgg te am pas-pas te xam ne nun daa am lu nu bokk ak ñëpp waaye daa am loo xam ne nun dong noo ko moom lu jafe loolu nag buñ ko fàttewul xam ne lii moo nu tax a jóg lu nu bëgg mën nan koo am mën nga noo gis teg nuy dof jànguñu xamuñu dara ni ñuy soloo loolu lépp mën nga koo wax waaye nun nan xam li nu tax a jóg yaakaar naa ki nga xam ne mooy Babil Mouridina li tax mu raw ñëpp yóbbu yoon wi fépp jàpp naa noonu la doxee woon te buñ doxee noonu lu nu bëgg am ko te am réew boo fa defee lu mat fanweeri at ak nangam alal jooy sàkkooti mënoo ko faa am la nga mën nag mën ngaa doxal gone ya fa ñëwoon te am fekkuñu foon la nga fa fekkan yow ñu fekk la fa nga am fa expérience mën nga leen jaaral ci yoon yoo xam mën nañoo jëf dara ndax gone yi léegi jàng nañ italien am na dëkk yoo xam gone yi mën nañoo doon ba doon Sindaco yow xam nga ci dara am na ak ay gone nga fa nekk carabinieri Milan ñi ngi ñaari avocat yu mag yoo xam ne jàpp nañ ay juge la ñu mujj doon tey sénégalais lañu loolu bu ñu demee ba di ko am cim réew te waa réew ma waxal la ne doo fi toog duñ la renouveler sa këyit ba yàgg ñu jox la passeport nga dëkk ci réew ma mel ni ñoom kooka xamul ka la fa yabal yow yaa war a xam ka la fa yabal yow xam ne lii du sa pexe bopp bu doon jàng doo nga tax ñun dàq jàng ëpp nu lépp ña nga fa te mun ñu koo am kon lanuy may war nanoo xam lanu ko jox nun góor yàlla yan fa doon fekk di tal tooge seen tàgg diñu wax ne def leen nii wax leen nii di xam na muy mel bu sottee ñooña lan nu doon wax ci lan war a sax yaakaar naa ni sëñ Modou Bousso Dieng fekk na fa ba tàyyi sëñ Abdou Fatah mii Gaynde Fatma fekk na fa ba tàyyi sëñ Abdourahmane mii noonu kon bu fekkee am nañ jom am fulla li sunu dëkk bëgg noo koy xam jéem koo jële foofu andi ko fii loola nag li ñu yem mooy pas-pas nu koy may nun nan am pas-pas rek te dugg ci ginnaaw bu nu santee ñëpp nag ñaanal sëñ Abdourahmane mu yàgg fi ñaanal waajuram yëpp ñu yàgg ci sëñ Ahmadou Mokhtar ba ci sëñ Mountakha ñëpp yàgg fi njaboot gi yëpp yàgg fi taalibe yàgg fi monsieur le maire yow mi dinañ la ñaanal gërëm la sant la ndax nit dañu luñ koy jàppe ñun yitte kere bi mu jëlee oto bi Dakar bi muy yegg si man mi ngi jokkoo ak man di ci sonn di ci wax di ci dox lii bu ngeen ko defoon te ñëw nun wàññiwul dara nun bañ joxee sëñ Abdourahmane oto bi lan ci pare woon waaye ak jotalam moo tax nu teew fii teew gi sëkkuwuñ ci dara soxlawuñ ci dara xanaa mu gën a yaatal rek nu gën a yaatal rek ba lii ñenu ko jox su delloo fa ñoom ñu xam ne fii mu jëm du fi doy te ñoom yor na ci yuñ gaare yoo xam ne doyewuñ ko dara te soxla ngeen ko nu fexe ba loola nu am fulla ju tol ni jéem koo andi lan koy may nag mooy jaar ko fan ko war a jaar ndax moom mi yëgal dara ci kayit yi oto bi octobre la fi war na ñëw gàllankoor yi ci am itam ci conteneur bi mu dugg jëkk na dugg la amee gàllankoor yi waaye nag jàpp nañ ni alali sëñ Tuubaa ju sëñ Tuubaa nangu la bàyyi daam Njaay waxan ca bëri ko diw ba rek mën nay béréngu fo ne waaye borom diw gi moom yàgg day xellik diwam kon bu fekkee sëñ Tuubaa nangu na ko wër na may day yàgg ci Taïf kon yàlla ci yàlla def yeneen sëñ Fall yow itam kenn nga ci nun bis bii tax ñu def ambulance bii muy bisu sëñ Seex nu bokkan di ko def ca Italie ñaari at yi mbas mi tax ñu ni defuñu ko ñu ne nañ ko mandargaare dala ndax ñaari at yi liñ ci jàng ci alxuraan mosuñu soo daje bés bi jàng ko waaye nag dañu nañ ko jëmmale dara loo xëy day dem Taïf biñ ko xalaatee ñu ne ab ambulance te buñ ko yóbboon dina am solo te mën naa doon buntu yu ubbee ko yoo xëy ne ñeneen ñi ci réew mi sax mën nañu ceerooy bay dem yóbbu ko ci yeneen dëkk loola moo doon jëf ci kon noo ngi sant sunu mbokki sénégalais yan àndalan di ko def di leen wax ni nag bu ñu fekkee woon lii lu ci waaye defan da nga ko dolli ndax fi mu jëw soxla nañ ko te fañ ko jëlee du fa jeex kon war na noo mën a fexe ba andi ko fi kon nag wax ji naan guy dolli mar la docteur noo ngi lay sant di la gërëm ci dalal gi nu dalal di ñaan suñ daje gi yàlla buy suñ mujj gi daje xam naa Matar dina fi sant ay kàddu italien yoo xam ni en passe mi nga xam ni ñoo joxe lii te Ibrahima Gueye Baye Niass mi nga xay moo ci dëgg ba mu ñëw liggéey naa ñoom lu ma 30 ans su fekkante ni Sénégal la fa bu nekk waxee ci mbutuwaala dëkk yaakaar naa du seq ak ñoom jàmm bañ koy def lii te waxuma la lii de matériel bii ñu def waaye yëkk nañ xaalis liquide seen portefeuille def ci pour oto bi départ wallahi asim
kon ñooñu mat nañoo sant mën nañoo gërëm monsieur le maire xam naa sant sama mag yi ma àndal sëñ Abdoulaye Fall mii nga xam ni kenn la ci yoonu murit ci Italie kooku fa tudd xam na ko tey boo nekkoon fédération Italie nga xay sëñ Maam Mor fi ne moo ne ca bopp ba te mu soqi ko sëñ Moutala moom mi bokk na ci ñoo xay adduna foo ko fi tudd xam nañ ko Medoune Diop mi yaakaar naa ni nga ko waxee man 85 laa dem Italie waaye falaa ko fekk mu doon fa doyen kon yaakaar naa ne bari na ñu nekk fi ñoo xam ne ba muy dem Italie juddu wuñu moom itam te bu fekkante ne woon soppiku woon na duñ ànd bay mel nii te ci lii rek lañ ko xam Matar mi di doomi Baye Omar Tall nekk nag nun baayam yëkkati fi école doon ko tabax noonu ko bu yeggee da nga fi toog di jàngale ba école bi bañ ko daaka ubbi waajuram mu dem àjjana waaye yéen a je egg na ndax moo fa nekk di fa jàngale di jiite ci jumaa ja ajjuma di jàngal donga yi kere ba ma fa jaaree ànd ak moom di dem Louga wallahi asim donga yi dañoo jàpp ci mbub mi di ko ñoddi ba ca oto ba ma xam ni kii ñi muy jàngal la waajuram ma bëggan ci moom am na ci moom sëñ Lo mais sëñ Lo ànd naag sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma ñëw Bologna màggal goo xam ni dafa amboon xaalis pour nun buñ tëlee màggal gi ñu financé nu kon sëñ Fatah loolu ñoroon na ko kere bi ñu ko mujjee siyaar fii ci kër gi itam dañu dama leen a yërëm ba tax ñëwuma yërëm laa leen def jàppan naa du ngeen yëkkati dara di ko jëmale si man kon noo ngi ko ñaanal yal na ko suñu borom dolli leen taatu ci barkeem njabootam suñu borom Cheikh Moustapha yàlla yàggal ko fi ak njaboot gi yëpp hôtel ba mu doon dal ba léegi boo duggee ci restaurant tubaab bi dañ la koy laaj sëñ Lo xam na ci dara moo doon joxe ambalo yi tubaab yi ñoo xay ay nasaraan lañu ambalo yu 10 la doon yëkkat di leen jox kon loolu bu ma ko waxul seere ko fii mu dëkk jóom naa kon sëñ Lo noo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yow mënan ngaa wax ci turu waa Bologna yow kese mënan ngaa wax ci turu waa Bologna jërë ngeen jëf. Buonasera a tutti. Signor Mukhtar, vi ringraziamo. Mi chiamo Fal Serindam, sono il vice sindaco di questo comune. Abbiamo veramente contenti, tutta la popolazione di Taif, per ricevere questo gioiello. Questo lo possiamo chiamare un gioiello, perché è un gioiello. Avete fatto veramente un lavoro grossissimo per noi, avete fatto un dono importantissimo per noi. Vi ringraziamo al nome del chef religione di questi paesi Taif. Ha detto il capo, possiamo dirlo il capo in italiano, perché il Signore di questo paese religiosamente ha ringraziato tutti e prega per tutti, soprattutto tutta la regione di Emilia-Romagna, soprattutto il daire di Cansimus di Tuba Bologna. Anche vostra associazione, non so come si chiama, Cheikh Anta Diop, associazione Cheikh Anta Diop. Non potevo fare altro che rispondere. Anche chiedo scusa prima di tutto perché questa lingua da 20 anni che non la parlo, credo, però credo che non dimentico tanto. Questo è un gioiello, un'ambulanza medicalizzato con tutto il materiale che c'è dentro. Veramente è importantissimo per noi perché l'abbiamo bisogno. Prima avevamo un mezzo che è lì davanti, ma non è completato veramente come li vogliamo. Ma questo veramente è completo per tutto il materiale che vogliamo. Allora, per questo che dico che parlo due parole per ringraziare l'associazione Ampas, anche il signor Mustafa e Bagnas. Mustafa Fall e Bagnas lo conosco moltissimo perché io ero lì. Comunque sono tornato in paese da 20 anni fa, adesso sono vice sindaco di questo paese. Allora, queste parole che dico, lo dico al nome di questo sindaco, signor Mbaitin, e sindaco di questo paese. Ringrazio tutti quanti, anche se non parlo benissimo come lo voglio, ma il cuore parla, è il mio cuore che parla. Ringraziamo molto, questo è il medico Mbai, tutti ciò che sono presenti. Questo è mio zio, questo è mio fratello. Anche questo, conosco tutti quanti. Vi ringraziamo molto, al nome di tutta la popolazione Taïf. Grazie molto. Merci beaucoup. Donc, nous voici dans la région de Diourbel, département de Mbacké, arrondissement de Taïf, commune de Taïf. Nous sommes également au poste de Taïf, qui est l'unique poste de la commune qui fonctionne. Nous sommes en train de réceptionner une ambulance offerte gracieusement par l'association Anpas Emilia Romagna à l'association Cheikh Anta Diop de Bologna
une ambulance qui a été offerte bien sûr à Seigneur Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma, le Khalife de Taïf. Ce dernier l'a offert, l'a mis à la disposition de la population de Taïf. C'est pourquoi, puisque la santé est représentée par le poste de santé de Taïf, l'ambulance est actuellement à l'intérieur des locaux du poste de santé. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier solennellement Seigneur Abdourahmane Mbacké, qui malgré sa famille élargie au Sénégal, a choisi la cité de Taïf. Mais je voudrais également remercier très sincèrement les ressortissants sénégalais vivant en Bologna et qui sont regroupés dans une association nommée l'association Cheikh Anta Diop et qui travaillent en étroite collaboration avec l'association italienne ANPAS Emilia Romagna. Je voudrais également dire à ces Italiens que leur don offert à l'association est arrivé à bon port puisqu'elle est en train d'être réceptionnée par le personnel de santé du poste de santé de Taïf. Une ambulance qui est venue dans son heure. J'avais dit la fois passée que la commune de Taïf compte 19 000 habitants, polarisés par 2 postes de santé. Il n'y a qu'une seule ambulance qui existe actuellement, qui a été offerte par l'État. Cette ambulance doit faire les évacuations, mais également doit faire tout ce qui est vaccination et stratégie avancée dans l'ensemble de la commune. C'est pourquoi cette ambulance est venue à son heure. D'ailleurs, moi-même, j'avais saisi récemment le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour demander une seconde ambulance. Ça tarde à venir parce que le Sénégal est un pays en voie de développement. Tous les postes de santé, toutes les structures de santé ne peuvent pas être dotés. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait l'apport des uns et des autres. Et cette ambulance entre dans ce cadre. Donc aujourd'hui, le parc logistique de la commune de Taïf en matière de santé a connu un nouveau pas puisque nous venons de réceptionner une ambulance de qualité, une ambulance médicalisée avec l'ensemble des matériels adéquats comme l'a dit l'ICP tout à l'heure. Je pense que même il y a des matériels qu'on n'a jamais eu depuis que le poste a été créé en 1960. Ça c'est une réalité. C'est pour vous dire que votre don est venu à son heure et est à la hauteur de nos attentes. Et nous ferons de notre mieux pour bien gérer l'ambulance, puisque nous avons constaté qu'elle est confortable et le docteur l'a dit, au lieu de faire 30 minutes pour évacuer, avec 10 minutes, 15 minutes, on peut acheminer le malade soit à l'hôpital Dianatou, à l'hôpital Ndamatou ou bien au centre de Mbacké. Donc vraiment, au nom de la commune de Taïf, au nom du conseil municipal, je voudrais réitérer tous mes remerciements, ma reconnaissance, ma gratitude à l'ensemble des Sénégalais vivant en Bologna et qui sont conçus à l'association Cheikh Anta Diop de Dakar, Cheikh Anta Diop, et saluer également Moussa Fall et Baïnias, qui n'ont ménagé aucun effort, mais également saluer ceux qui sont ici présents, M. Abdou Khadridja, M. Medoun Diop, M. Abdoulaye Fall, qui se sont déplacés, d'abord hier à M. Motola, qui a parlé tout à l'heure en italien, qui se sont déplacés à Dar Khoudoss, qui ont remis l'ambulance à Seigneur Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma. Ce dernier les a remerciés devant moi et nous a donné l'ordre de l'amener. Je dois préciser que la mairie de Taïf n'a absolument rien fait dans cette ambulance, si ce n'est régler les papiers au niveau du port. Tout a été fait par l'association Cheikh Anta Diop et l'association ANPAS Emilia Romagna de l'Italie. Nous, on a été que des facilitateurs et on l'a fait sur instruction de Seigneur Abdourahmane Mbacké, le Khalife de Taïf. Donc tout ce que nous faisons là, nous avons fait sur instruction. Mais la mairie n'a débouché aucun sou. Rien n'a été fait par la mairie. La mairie n'a fait que la mairie est tout simplement un bénéficiaire, tout court. Donc au nom des populations, je tenais vraiment à vous remercier, mais également à vous dire que nous avons également beaucoup de préoccupations dans le domaine de la santé. Je souhaite que ceci ne soit qu'un début de la coopération, du partenariat entre l'association ANPAS Emilia Romagna, l'association Cheikh Anta Diop et la commune de Taïf via Serigne Abdourahmane Mbacké, le Khalife de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma. Donc voilà les mots que je voudrais dire. Dites aux Italiens que nous sommes très contents. Dites aux Sénégalais qui vivent parmi vous à Bologna que nous sommes très satisfaits. Mais également, dites que parmi vous, les membres sont là, que la mairie, la commune, la population, les chefs religieux, les personnes de santé sont tous satisfaits de ce don qui est venu à son heure. Merci beaucoup.